culture urbaine. Donc voilà donc. d'accord ci kanam tuuti ñu ànd ak digital ci lu ay di njàmbat ñu dem régie ñëwaat. régie bi nag ñaari faale na fa toog ne gaaw ayca Omar ma bàyyi laa gan gi. tàmbali rek ma am ku ma nuyu gërëm ko di Pape Diop waa ji éleveur la ce matin moo ma indi ba Liberté 6. waaw ci waaw buru woon man de cag-caga ma indi. buru woon moom du may ak risque. damaa defoon di Pape Odio koy nuyu sax. non kii Pape Diop la c'est un kilifa la mais daal yàlla na ko suñu borom suturaal. parce que sutura si ma sàng ci suba moom. yàlla na ko suñu borom sàng parce que moo ma indi ba otoom fii te ci koo xamul peut-être da nga ko gis ni de loin rek na ko kaay ñu dem kon ñu ngi koy gërëm bu baax. mais aussi di la gërëm yow tamit sa teewaay yi tamit yow digital DJ maa ngi lay ziar bu baax a baax di am mbégte nag ci sa teewaay fonds de développement des cultures urbaines fonds boobu kañ la tàmbali. bon jërëjëf. merci encore di nuyuwaat ñëpp fonds de développement des cultures urbaines. ci recherche yu ñuy am daal 2016 daal la dooree. waaw ci parce que. man je me rappelle may déposé ci fonds yi pour mën si jot en 2018. mais ci information yi ñu am daal 2016 daal de doore. 2016 bi muy jug lan moo ko taxawoon jug. alors ci information yi ñu am comme turam fonds de développement des cultures urbaines donc dafa nekk pour ñëw appuyer ñi nga xamante ni mooy acteurs yi. yu nekk mooy acteurs yu nekk ci culture bi rawatina ñu nekk ci culture urbaine. ñu nekk culture urbaine beneen terme politique la boo xamante ni mooy définir lu ñu woowee rap galsen. mooy li nga xamante ni mooy différents arts yu nekk ci biir donc DJing. musique bi rap. graffiti. waaw ñoom ñu mel noonu roller tamit ci la bokk am nañu waaw maanaam yaatu na daal. moom la ñu woowee les cultures urbaines. culture urbaine du rap kese mais bokk na ci ay filières yu bari yoo xam ne ñu ngi ci. banqaasoo ci comme ni nga ko waxee. léegi fonds boobu tolloon ci combien. bu njëkk ba ci lu ñu déggoon 300 millions la woon. dem ba si biir ndaxte il faut tamit rappeler que fonds bi c'est un fonds politique. ndaxte monsieur le président son excellence Macky Sall moo ko érigé. ci information yi ñu am sax fonds bi dafa logé au niveau du ministère de la culture du Sénégal mais ñu bëri dañuy wax ne ni fonds bi muy jógee présidence maanaam ci le président de la République donc loolu comme ni ñu wax pour appuyer ñi nga xamante mooy acteurs yi mun a tax tamit ñu mun a gën a structuré wu ndaxte gis nañ li nga xamante ni mooy ñoo xamante ni ñoo nekk ci kanam ñooy rappeurs yi porteurs de voix yi lu ñu investir ak lu ñu soppi ci dëkk bi gis na ni tamit ñoom ay acteurs la ñoo xamante ni moom ils sont maanaam bokk nañ ci développement wu réew mi donc am na benn kuréel boo xamante ni bon gars yi ñu ci gën a fës ci li nga xamante ni mooy mouvement bi jug nañ dem sol seen daal dem toog ak ki nga xamante ni mooy président de la République expliquer ko ne ko carrément ni il faut mu am loo xamante ni moom ci la ñu mën a sukkandiku pour gën a structuré wu pour liggéey bi daal gën a baax sànq balaa may jox saa dafa am benn paradoxe parce que paraît-il que waxtu wi 100 millions la ne tey da nga ne yaakaaroon nañ 300 millions dafa mel ne amoo lu la leer réellement ci somme réelle bi ci fond bi. lu tax amaguma ci lu ma leer ndaxte bu njëkk ba. ñoom ci partage bi déjà bu fekk fond bi bu génnee dañuy génne liste ñoo xam te ni ils ont été subventionnés. maanaam liste ñoo xam te ni ñoom lañ subventionné. les bénéficiaires effectivement. léegi nag ci bénéficiaires yi boo ko totalisé bon du yegg ci somme boobu donc doo mën a xam exactement somme bi ñaata la tamit boo demee bu njëkk ba 300 millions lañ dooree mu dem ba nekk 600 millions. 600. dem nañ sax jot nañ sax ba mu ëpp loolu. ndaxte président de la République. waxoon na ni moom buñ koy élire bu amaatee beneen mandat mais mandat bi passé moom dina yokk fonds bi ba mu dem ba 1 milliard ndaxte am na yeneen fonds yu mel ni fonds cinéma boo xam te ni muy ci 2 milliards waaw donc moom neewoon na carrément ni moom dina mën a yokk li nga xam te mooy fonds de développement des cultures urbaines waaye ci information yi ñu am daal dem na ba 600 millions ci jamono yi waaw man de wax dëgg fa yàlla fonds bi nga xam ni moom ngay wax noonu
man nag gisaguma lu mu leen jariñ ban bon bu ma xoolee rek xam nga yow yaa ngi di sax information yi ñu am foofu nga ne te bokk ci ñi nga xam ni waroon ngaa jot sa wàll yow tey te mosoo wala déet voilà donc tey boo jëlaatee keneen it daanaka loolu lañ lay wax rek information yi maanaam fond bi est-ce que dëgg-dëgg mi ngi dem ci ñi ko war a jariñoo te it buñ koy jariñoo it duñ ci am xaaj ak seen est-ce que loolu am na ci est-ce que leer na quoi mbir yi ni nga xamante ne bi noonu la kiiwee bon parce que man bon fond bi man gisuma njariñam fond bi am na njëriñ ndaxte am na ñu ci bénéficier wu te ñi ci bénéficier wu tamit ñu ci def seen i activité ndaxte fond bi ñetti pàcc la dafa am structuration ay kuy waajoo ju dëkk Matador xaw ma wala moom doon toon ñam ci fond yi bon xam nga boo nee ñam ci fooy. non doo am day xaw a doy wax financé quoi laa bëgg a wax quoi. moom jot na ci financement ndaxte moom pionnier la. waaw ñoom Africulture urbaine dafa nekk structure boo xamante ni ñoom dem nañ sax waaw muy noonu. jéggi nañ. mata ñam na. waaw jéggi nañ loo xamante ni mooy lu leen taxoon a jug. parce que ñoom ñuy encadré ndaw yi. tamit ñuy def ay événement am na événement bu ñuy wax Festa de H. Fou Malade am na benn kii bu nekk fële moom it. mus la ñam ci kii mais ñoom ñoo dem ba xeex ba ñu am fond tamit il faut pas fàtte loolu kii quoi donc moom teg na ay kii quoi c'est que ñooñu am na lu ñu teg yoo xamante ne bi mosal nañ leen ci fond bi wala bon bu ñuy bénéficier wu c'est normal parce que ñoom ñoo dem xeex pour ñu mën a am fond yi tamit donc ñoom tamit bon ñoom ñooy les premiers concernés waaw léegi lan mooy problème bi yow tey ban problème ngeen am yéen dëgg ci fond bi parce que bu dee fond bi mi ngi fi mi ngi dox am na ñoo xam ne ñu ngi mos léegi yéen lan mooy seen problème ndax da ngeen a am li ngeen war a am te mosal luñu leen wala nan la yëf yi defee quoi en fait problème bi mooy depuis fond bi bu muy am ba tey dafa am problème ñaari problème premier problème bi mooy communication ndaxte c'est pas normal ñu mën a am loo xamante ni appel boo xamante ni c'est annuel ba pare amul benn canal bu officiel boo xamante ni di nga xam ne ni fii ngay xam ne ni affaire mbir yi nii lay demee amul ci ay nit nga koy yéegee wala ci seen page Facebook wala joo yaay dem vers l'information pour mun ci jot donc ça boobu déjà premier problème la deuxième problème mooy visibilité ci gestion bi ndaxte man mën naa joxe exemple man musuma bénéficier wu ci fonds yi garaawul maa ngi doxal samay activité waaye bëggoon naa tamit xam affaire yi naka lay doxee pour man mu mën a bénéficier wu ci bu fekkente ni tamit man ci laa bokk man naa ci mën a bénéficier wu n'est-ce pas donc man bu may dem direction des arts mënoo fexe ba rencontrer ki nga xam te mooy directrice bi du appel du SMS du mail femme bi nu mu tudd elle s'appelle Khoudia Diagne waaw moom mooy la directrice des arts moom muy doog a jël mandat ndaxte balaa moom dafa amoon ku ñuy wax kundul mais kundul lu mu métti ak problème yu amoon yëpp danga koy woo danga koy jot boo ko jotulee mu yónni la message bu amee problème mu jox la rendez-vous ngeen jàkkaarloo nga wax mu wax yow nga xam fi ngay féete. kundu la ngi doon doxal. moom daal ci man. même affaire yi doxul mais daan na dox parce que 2016 ba léegi déggoo leen ñu kaas ko. waaw donc waaw parce que ñun loolu lañ gën a soxla. parce que néew ñun force la dañu war a jot wala dañu war a xam. waaye nañ leen di tontu mais waaw mu ngoog. ba pare da ngeen am droit de regard ci seen fonds. minimum après fu ñu orienté fonds yeeg ñu koy doxalee loolu seen liggéey la ñoom. femme bi daal moo leen faarewul yéen. man en tout cas yow waaw léegi digital ñun li ñu bëggoon a xam mooy financé nañ fi ñu bari mos naa fi dégg ay ñoom Awadi ay ñoom Matador ay ñoom Dof Job ñi ñoom ñëpp bénéficier nañ ci fo waaw ñu bari parce que critères yi lan la il paraît mais bu ko waxul aussi nit ñi dañ koy xam yow loolu yëpp kenn waxu la ko non Dof Job dafa liggéey wuy ma léegi taal ñun li ñu bëgg a xam mooy ci yan critères la ñuy financer ñi nga xamante ni ñooy bénéficier wu ci fonds yi. d'accord loolu c'est une très bonne question ndaxte ñoom dañuy génnee benn communiqué di wax ni ok il faut nga am structure et cetera di la expliquer ba pare day wax na ni booy postuler da ngay postuler soit ci structuration wala nga postuler ci formation wala soit nga postuler ci mais duñu financer individuellement non duñ ko def c'est ay structure la ñuy financer léegi nag loolu mooy information bi bu officielle mais boo demee ci résultat yi dafa am ay ambiguïté yoo xamante ni boo maanaam booy xoolaat waaw dëgg tey na xel da am na ay affaire favoritisme aussi
da ngay sentir ni am na affaire favoritisme. bon waaw parce que boo gisee loo xamante ni day teye xel am na ci ñoo xamante ni demuñu ak structure demuñu ak leneen loo xamante ni tamit permettre na leen. pour ñu forcément foog nga fekkante ni. xam nga fond bi. waaw est-ce que yéen nekkul ni daanaka sax. yéenay financé. waaw yaa ngi commencé inspiré waaw parce que bu fekkente ni bi il faut que nga am ay kii moom respecté li nga xamante ni bi moom la ñuy wax. norme yi maanaam fay ay impôt def ay kii ak yooyu yëpp. loolu nag léegi bu fekkente ni bi loolu la. léegi ñu wëlbatiku financé lu mat 20 personnes wala 30 personnes. non am na ay plus de 100. waaw non supposons bari na dama joxe noonu rek quoi. comprendre nga supposons léegi. mais ñële ñi ngi def li nga xam ne moo leen waraloo est-ce que nekkul ni xaalis boobu nga xam ne moo koy yéen fond bi yéen a koy financé waat. mais ñu ngi fii pour liggéeyal ñu ngi fii pour liggéeyal état mu ngi fii pour liggéeyal yéenay financé fond. problème bi yëpp nekkul foofu de. waaw parce que man problème bi xam nga fi mu nekk. d'après li Dof Diop wax. Dof Diop nee na femme bi ko jiite. xamul leen dara ci 600 millions yi. xamul leen lu dugg xamul leen lu génn xamul leen li ci des fu muy dem. nee na amul leen ci benn droit de regard waaw amul benn visibilité waaw loolu aussi est-ce que moom rek ngeen war a waxal wala ministre de la culture wala dara war ngeen am benn interlocuteur bu ngeen mën a waxal boo xamante ni waa xaaral ma chuté may ma chuté wuy ma digital bokkul parce que comité la man. ça est-ce que doon ma may ma eggali da ngay fàtte. dafa am conférence de presse bu ñu war a def jeudi bu soobee yàlla. waaw léegi nag dafa am tournée ci médiatique. léegi nag tey man lañ désigné pour ma ñëw. ci comité bi la bokk. am mu ngi noonu. donc mun naa am tamit rappeur ñëw mun naa am tamit keneen. waaw mais balaa ngeen di def conférence de presse ma eggal li ma doon wax. bala ngeen di entamer benn action wala dara est-ce que cherché ngeen à rencontrer le ministre de la culture ngeen xamal ko ni yéen fonds yi ñu dégagé pour yéen. xamu leen ci dara xamu leen ci gestion bi dara wala dara est-ce que essayé ngeen ci xam rencontrer ko laaj ko. alors il faut aussi savoir que ñun. mun naa ne on a de la chance ñu mun a am suñu fonds bopp. yéen waaw ñi nga xam te ne culture urbaine. donc ñun suñu problème dañ koy régler suñu bopp déjà c'est vrai que ministère de la culture mooy ministre de tutelle. oui waaye ñun am na suñu interlocuteur boo xam te ne mooy direction des arts mooy la directrice. du ngeen ko gis. du ngeen ko gis du ngeen ko dégg ko woo du la jël ku ko envoyé message du loolu ngeen wax. du répondre benn yoon laa mujj dajeek moom. waaw te ay koj la woon. ay koj. waaw maanaam dafa am ñu doon réclamer ñoo xamante ni ñoom dañoo bénéficier wu. ba pare ñoom ñoo xamante ne ay bénéficiaires lañ. dem nañ ba ci biir ñun noonu duñ leen financer ndaxte événement la te dafa tombé ci Covid. ñu wëlbatiku boole leen ci ñi nga xamante ne ñoo leen war a financer ren. ba pare ñoom ñu kaas. man ma xam nga man lan laa mënul comprendre Omar. sànq yaa ngi koy wax nee nga. bi liste bi génnee liñ fa calculer ci bénéficiaires yi matul 100 millions. sur un fonds de 600 millions. léegi ça veut dire que ni bu nu financé lu matul 100 millions xaalis ba des na beneen année ba ñu indiwaat yeneen fonds kon xaalis bi anamu. fu muy dugg loolu la ñuy laaj xaalis bi fu muy dugg. léegi est-ce que am ngeen droit de regard ci ni fond bi di doxee maanaam daa am loo xam ne yéen dañ koy def pour yéen te comme li tubaab bi di wax looy def pour man te boolewoo ma ci da nga koy def contre man léegi est-ce que loolu nekkul moom mooy problème bi le fait que yéen ngeen war a am seen bët ci ni mbir mi di doxee y a pire man mi nekk animateur rajo man chaque jour damay animé chaque jour damay am invité ça fait 8 ans chaque année dinaa am lu mat 400 et plus artistes yu may invité sama émission directrice bi xamuma. xamul la. donc mu koy woo loolu c'est scandaleux. mais seen comité bi ñan ñoo ko jiite. balaa ñu yegg ci jiite bi sax. si communication li nga xamante ni xam nga boo defee boo amee sa structure ñu financé la. même ci li nga xamante ni mooy événement bi wala structure bi di nga ci am budget de communication. ci loolu sax. man ci laa bokk parce que ñoom bi ñuy defee seen communication événement yooyu man dama leen jël sama émission. bu ñu def seen sortie album yooyu dama leen jël seen émission. te ñoom xamuñu donc c'est grave. comité bi daal. comité de défense bi ku ko jiite. bon amaguñu koo xamante ni dañoo ne kii mooy jiite. kañ la judd. waaw bon bu mu judd yàggul. mais ñan ñoo ci ne ci comité boobu. bon ñi ci nekk bëri nan. mais am na ñoo xamante ni man ñi ñu xam parce les ayants droit daal ñoo ci bokk Awadi PBS Sankara studio Sankara boo demee kii nu mu tudd Africulture Ban Matador ji hip hop kii Malal Talla muy Malal Talla
est-ce que ñooñu ñu ngi ci collectif bi. bon am na étape par étape la tamit parce que. non xam pourquoi mooy poser question bi dafa am benn jamono nit dof. géddoon moo ko malal ñu am benn clash. effectivement ci lu mel noonu. dafa mel na ñoom daa am ñoo xam ne seen problème mi ngi réglé. seen yoon nekkul ci ku mel na yow wala keneen ak keneen comme ñoom ñi ngi dem ñu ngi leen di lijjanti te comme seen làmmiñ rëy na ñoom am na lu leen gars yi réglé dañuy fexe ba ñoom li naan na ku guux du wax wala ku sex du wax. waaw mais ñooñu nekkuñu ci collectif bi ni nga ma waxee. lan moo leen am nekkaguñ ci parce que est-ce que nekkul da ngeen bokkul problème. bon mun na am en tout cas problème bi moom problème ñëpp la. mais question yi nit dof daan am par rapport à ça est-ce que da ngay am problème ak maanaam da ngay am ay réserve ak certains rapports yoo xam ne wala certaines structures yoo xam ne ñoom ñu ngi jot. ki ni ñoom non peut-être que ñu ngi jot di lijjanti seen bopp mais hip hop bi tax leen jug quoi dañuy xool na la ñuy def bay gagner. bon y a ça aussi am na ñoo xamante ni ñu bëri ñuy doon bénéficier wu ci li nga xamante ni mooy fonds yi. te ñoom bokkuñu woon entre guillemets ci hip hop. ren am na benn amendement bu ñu def lu tax ñu ci jot qu'est-ce qui se passe. bon ñooñu ñan la mais bëri na boo xoolee liste bi ñun suñuy njaboot xam nañ ñu ci bokk ñu ci bokkul. am na ay tur yoo xamante ni SAR multiservice wala Sa Ndiogou. yooyu moom bokkul hip hop waaw kooku bokk ci hip hop. waaye tamit waaw mais loolu ça demande de la transparence kon. waaw xam nga transparence c'est dans les deux sens. mais yooyu est-ce que du affaire yu ñu créé c'est juste pour détourner de l'argent. c'est possible bon mun nga ko woowee détournement comme ils veulent en bénéficier am na ñoo xamante ni tamit da leen di reconditionner ñoo am di ñoon ci art bi yàgg na peut-être dem nañ ba découragé ñu xool nañu mën a am retraite yooyu yëpp am na si. mais yéen présentement lan ngeen bëgg seen tutelle def ko mooy li ma expliqué problème bi mooy. lu ñu nekk di wax ni problème yi bëri nañ waaye problème boo xamante ni moo laal ñëpp mooy problème de communication. ak problème de visibilité sur la gestion. c'est ça le problème nga jot ñàkk jot yow sa bopp même boo jotee sax da nga am problème ci visibilité gestion bi. parce que tey par exemple bu ñu la subventionné ensuite yow da nga war a def sa rapport nga war a dem déposer pour xool est-ce que di nga jotaat wala doo jotaat rek maanaam yëf yi daal dafa. waaw ba pare. ak fi technologie bi toll aussi waroon na am benn plateforme boo xam ne. amoon na benn site boo xam te ni il est caduc. parce que da ngay gis ni waaw ñoom ñu ngi jëm a def ay effort mais problème booy ñun bu ñu leen ci bàyyee tamit day di si ñoom moo tax ñu tamit ñu ngi génn pour mën leen accompagner dalal leen loxo comme que ñoom ñoo ñu si ñun dalal leen loxo. ñu ngeen dem vers ñun nan liggéey ak yéen. saa yi ni ngeen di xeexee nii dafa xaw a nooy. saa dimbali ñu de ci lakk pa naag grève de la faim may ñu rek. saa may ñu rek xam na saa sànq dafa wax lu am solo parce que. non xeex maanaam ni ngeen def nii maanaam ñi ngi ko seqal li saa di wax sànq ñi ngi ko seqal ay waxkat lañ gars yi rëy lamin mais juguñu wax quoi qu'est-ce qui se passe. loolu mooy wane ni li leen tax ñu ne muut am na lu nu muut mu bokkaale. waaw mooy lu ma wax rek xam yéen nag bu dee da ngeen di xeex nag. waaw da ngeen a war a xam ni da ngeen di xeex. comprendre affaire yi dëgër ñëpp dégg leen parce que fi mu doon lii ngeen def lenn la ci mais nii ngay waxee il faut wax ji gën a tàng ñu xam ni yéen gën a métti daal. waaw quand même. ça lii mooy lan. loolu mooy solution bi. li ngay wax nii réew mi li koy doxal. lii muy def nii. yow bëgg nga fitna diplomatie affaire bi du diplomatie. diplomatie la fa la ñuy commencer. fa la ñuy commencer wax dëgg yàlla. diplomatie la ñuy commencer bu demee ba ñu nag ay rappeur la tàngul diplomatie àndut ak tàng. ñun nag ay rappeur lañ. wax dëgg yàlla tàng nag. non mais dinañ ci ñëw. parce que lii nekkul loo xamante ni da ngay jug rek. procédure la quoi. procédure la waaw déglu ma mënuñu leen a jox ñu ne 300 millions. jékki-jékki ñu ne 600 léegi ñu ne 1 milliard ba tey mosul leen il faut que affaire yi sax. non man moom sama cas bokkul man sama cas après la comité bi saa yow waxul 1 milliard 600 millions la wax. eggagu fa de la République dafa ne woon dina ko yokk voilà jusqu'aux dernières nouvelles waaw jusqu'aux dernières nouvelles waaw 600 millions la bul waxal kii lu mu waxul ça di nga li nga waxul loolu le président de la République monsieur Macky Sall moom ci bopp moo ko neewoon dina ko yokk dina ko yóbbu foofu voilà dina ko yóbbu faloo yaa ko wax waaw nga waxoon moom ba tey fi muy waxee yow 600 millions la yam ça ba bul waxal kii lu mu waxul waaye yow tamit mais DJ voilà pour terminer man dama am un problème di nga DJ xam ne sànq da nga ne fonds yi ay fonds politique la effectivement fonds politique yooyu yéen amul leen ci regard mais man dama am benn réserve par rapport ak fonds yi mooy biñ koy indi en 2016 boobu ñu ngi jógee 2012 mais ñu xool ni 2012 ni rappeurs yi engagé woon politiquement mais réalité bi dafa changé aussi parce que tamit boo xoolee tey jii
bariwul ay rapports yoo xam ne tey jii taxawaay bi waa Y'en a marre amoon wala ñoom Fou Malade wala keneen ak keneen moom la ñu am. léegi xaalis boobu est-ce que c'était pas juste rek pour calmer gars yi. léegi man am naa analyse boobu loolu nag man la est-ce que c'était pas juste pour calmer gars yi beneen bi topp aussi tam mooy yéen a ngi demandé aussi ego trip waaw léegi rab bi yëpp ego trip la man maay diw man maay lii man maay laa man maay lële yéen a ngi est-ce que doo may Omar yéen a ngi demandé de la transparence mais aussi tamit financement daa am nu muy doxee aussi maanaam bu la financer dara ci xaalis nga remplir critères yëpp ñu jox la xaalis bi maanaam yëkkati 100 millions na la demal liggéey mais est-ce que ñoom tamit amul reproché la wul leen ni xaalis bu leen di jox aussi tamit est-ce que yéen seen structure yi yéen a ngi koy utiliser comme ni mu waree est-ce que nekkul ni waaw suivi boobu est-ce que nekkul ni moo amul moo tax ñoom aussi benn moment ñu bëgg a gën a gis lu leer pour mën leen teg parce que bu doon xaalis bi da ngeen ciy liggéey dina dem ba bis doo leen soxla sax ku leen financer loolu lay yor mais nag tamit en parlant même de takk jabar rek dañ leen jox nga takk malal ñaareel non malal fi leen ko jox financement mu ñaareel saa yow lan la malal def fii la ñaareel malal maam góor jazaaka war nga ñu wax lu la def malal sama waay la moom maam góor bul wax mais malal moom sama waay la mais malal ñaareel waaw ñaari réserve yam am dama bëgg yow bii yaa ngi labat buñ lay financé ngay takk saa njóogu bi ngi labat ku leen ni amul soxna bàyyi jàmm muy takk ma ne dégg dara leeru ko dara xam nga leen weddul saa bàyyi li ngay def yow ma ne saay waaye sant waaye sant sama njaboot sama njaboot ba waaw na leer de santal amal ful la bàyyi taw bi mu toog sant ni la 2016 la am njaboot 2015 macha allah 2016 la yow day 2015 mooy bu fond bi duggee ça mayel kii mu def mais ñëwal ci ñaar yooyu ñu terminé waaw ay ca ci ñaar mën nañ demaat quelques cent minutes question bu pertinente bi nga posé par rapport ak li nga xamante ni mooy li ñu doon wax sànq xam nga yaa ngi doon wax ku la jox 2 millions ma ne la 2 millions du xaalis ci entreprise tey bu fekkante ni ñun fonds boobu daf ñu war a soutenir ci li nga xamante ni mooy structuration bi dañoo war a dem di structuré wu boo xoolee dëkk bi nu muy doxee nga xam ne ni kat bu la subventionné il y a plusieurs enveloppes am na bu 2 millions 5 am na 1 million 5 2 millions 5 am na 5 millions ba 12 millions bu njëkk ba apparemment léegi dañ ko wàññi ba 8 millions bon lu ma leen di expliquer ni tamit man mosuma ci bénéficier wu donc man dama bokk ci comité bi damay jox information yoo xam te dama koy relayer loolu bu la ko subventionné nga war ci maanaam yow nga am sa structure ak dëkk bi nu muy doxee ci jamono yi loolu nekkul lu viable parce que am na ñoo xam te ñuy ci fond bi sax yaa sa fond bi di jeex soble bi yokk na yaa sa moom yokk na bu baax ça bàyyi saboté mu nekk lu doy waar ndaxte da ngay gis ñoo xam te ñuy ci fond bi ñoo xam te ni sax ay précurseurs au fond bi comme ku mel ni Pentra boo xamante ni moom yàgg na si ñoom bokk na ci ñu bind sax critères yi pour mun a bénéficier wu moom mi doon wax na ni c'est pas normal ñuy jox ñii di leen joxe 1 million ay 2 millions ay 3 millions comme ni nga wax day mel ni mosal la waaw loolu lay nirool daal parce que da nga war a jël benn somme bu consistante bu mel nan comme yow somme bu consistante man waaw 250 250 millions nga xam ne ni ñu jox ko benn non pas benn structure d'accord parce que structure boobu day embaucher ay nit parce que tey ñun malheureusement ci suñu structure bari na di 50 millions nag yow it nag ak quand même wàññi ko kon lu fay des 250 millions waaw kon lu fay des yow it nag ñaata nga bëgg kay da ngay xool dijee lan moo fay des yow it da ngay ambitieux tamit non mat ko sax mais ambition mais aussi tamit comme lu wax ni xam lu wax fii xam nga ñun fii xam na ni xaalis di doxee est-ce que nekkul ni yow du la joxe 250 millions nga investir ci est-ce que après waroo def état loolu lay yoon parce que rapport day am waaw pour ñu subventionner nga xaalis fii nga ko dugal ak problème bi mooy am na ñoo xamante ni subventionné nañ leen lekk nañ xaalis bi fa la mujjee waaw man kay benn waaye woo na ma bi fond cinéma bi génnee waaw dëgg lu ma li ma la koy leer fond cinéma waaj na ma saa xoolal léegi da ngay kii yow boo ko déposé dinañ ñu dugalal nangam après nga ñu noos nga ni ko saa loolu la de sànq na nga ni ko kooku sànq na nga ni ko Maodo foofu nga ni ko Sanjogu production du foofu la foofu la bokk kañ loolu moo tax ñu ko saa yow déggoo lu mu la wax de déedéet dama ne mu ne la déggoo lu mu la wax dinaa kooku Sanjogu production la bokk non benn waaye moo ma ko wax laa non pour man fond boobu moo tax ñu créé loolu non quand même loolu la lay wax non nee na fa la jógee ban fond man ban fond
yow yaa ne ci fonds yi di nuuru ak a nuqi yow yaa ne ci fonds yi man fonds laa def ma yow bu bëgg waa dugal mais léegi yéen seen conférence de presse bi kañ la. jeudi lay doon incha allah. jeudi la Guédiawaye lay doon. donc ngeen gën a leeral waxinaan bi. dinañ joxe information yëpp bu soobee yàlla. j'espère que Malal dina ñëw comme. il est juste en face donc war na mun a. waaw côté am la de. ndax man non comité bi. waaw. comité bi waaw. man j'aimerais bien que Malal toog fii parce que am na question yu bari xam naa ne bëgg naa ko laaj quoi. surtout par rapport ak fond bi SODAV ak yu bari. SODAV tamit loolu c'est un gros morceau man boo leen ma invité waat moom mën nañ ci wax tamit parce que boobu tamit beneen affaire man lu ngeen jotee waa SODAV banaan gros affaire par exemple man damay yor naa bulletin salaire aux artistes yi. parce que chaque fois bu ñuy invité artiste dañ koy déclarer la œuvre donc yooyu moom beneen wax la. mën nañ ci wax tamit. beneen ñoom ñu ñëw mi ngi noonu DJ Tall di la jaajëfal bu baax a baax mais di la gërëm aussi tamit ji nga ajaratu nga baal ma rek lenn rek mooy suñu problème mooy transparence 600 millions bu nga ko tegee sa loxo na la financier ay bu at bi jeexee war nga mën a xayma ne jox naa ki lii moo des bu loolu doon am bilan boobu bu doon am yii yëpp du am mais ma ngi nii daal ñu jeex naa parce que ñuy déposer seeni projet dañoo bari alors ku ci 8 ans mosuñu ma jox dara 8 ans mosuñu te chaque année nga déposer waaw chaque année nga déposer vraiment c'est pas sérieux kon sax boo ko dajale woon finance sa bopp ayca mi ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom DJ Tall nag je rappelle que ni animateur rajo la fële ca Vibe rajo nekk également membre du comité de défense du FDCU